Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151, or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Imam yeksil fi nga def ñaan bi bala ñoo dugg ci waxtaan bi. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا هدى لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو مالك القدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز الجبار متكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ مصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع أهوال وآفات وتقضي لنا بها جميع حاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة ak salaatul fatiha. Yàlla defal ñu jàmm musal ñu ci seytaane musal ñu ci yàqoo yàqule sàmm leen ci waruwaay sàmm leen ci lépp loo xam ne fay lor yàlla mën na ko yéen na ko yàlla def. asalaamaaleykum wa rahmatullah. yal na yàlla nangu ñaan bi mooy incha allah December 4 ñu yóbbu honorable Mama Kandeh State House yàlla mun na ko te yal na ko yàlla def. mbokk yi suñ jógee foofu dañuy oo ki nga xam ne mooy alkaali bi mu dalal gan ñi fii alkaali bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi leen ne yéen ñëpp kenn ku nekk turam ak santam ñu ngi leen wax bisimilah ci dëkk bi li nga kontaan la ci mbooloo mi ñu ngi leen ñaanal yéen yaa jàppale ñëpp jaare bi ci barka alquran ñun béykat ne li ñu bëgg mooy ñu dimbali ci wàllu mbay rek béykat yaakaar te lu mbayam muy wàllu engrais bi muy wàllu lépp loo xam ne ci mbay la lii daal mooy suñu bëgg-bëgg kenn amu ko na ku ci yàlla waaye ñu ngi seen gannaaw yàlla mën a jàppale yéen yaa jàppale ñëpp jaare bi ci barka alquran barka Makka mi wasalaam. jërëjëf alkaali kàddu yi rafet na mbokk yi ni ma ko waxee rek dañuy dal di nuyu ñëpp waaye dañuy nuyu comité yi nga xam ne ñoo nekk fii moo xam ndax ward committee la moo xam ndax constituency committee la moo xam ndax regional committee la kon yéen comité yi yëpp ñu ngi leen a nuyu fii di ko jaarale seen chairman yi kon ñu ngi rafetlu seen teewaay ndaxte gis neen liggéey bu ngeen fi liggéey mbokk yi su loolu passé honorable Mama Kandeh dafa am délégation bu mag bu ma àndal fii waaye délégation bi lu ngeen ñu xamee woon mooy benn parti ngeen ñu xamee woon fii saa yu daan ñëw di dugga si fii GDC rek moo daan ñëw dugga si fii waaye yokkute am na si biir loolu si diggante fan yi wala si diggante weer yu passé nii kon mbokk yi tey nekku ne GDC rek moo toog fii waaye dafa am yeneen mbootaay yu ñu àndal dafa am yeneen bànqaas yu ñu àndal kon kan leen àndal fii tey si ndaje lii mooy di National Executive Committee of President Cheikh Professor Dr. Alhaji Yaya AJJ Jammeh kon mbokk yi den fi ànd ak No Alliance Movement ñi nga xam ne ñoo ànd ak Yaya Jammeh kon ñooñu leen àndal fii ñu bokk ak ñun jataay bi waaye emuñ foofu rek den fi ànd ak ñi nga xam ne tam beneen parti la parti boobu noonu mun ne ñu wax ne si GDC la juddoo ban parti la ñu ne moo nekk Gambia Action Party ñu gën leen a xamee si GAP parti boobu noonu ñëw neen ñu join GDC tey si suba bokk na si tardement yi nga xam ne leen am moo tax ñu yéex a ñëw fii wala ñu guddee ñëw fii kon parti boobu ki nga xam ne moo leen jiital fii mooy honorable Mr Yafa kon moo jiitee parti boobu ànd ak GDC tey fii ñu gën koo xamee si Gambia Action Party GAP dama bëgg ngeen tàccul ma leen bu baax mbokk yi su loolu passé dañuy wane délégation bi nga xam ne la honorable Mama Kandeh àndal fii waaye den koy commencé si ñi nga xam ne ñoo nekk di National Executive Committee of former President kon ñi ngi wane si ndaje li wala si jotaay bi
ki nga xam ne mooy ML Jammeh di head of protocol National Executive Committee dama bëgg ngeen tàccul ma ko. dañuy nuyu di dalal ki nga xam ne moo nekk Ibu Samb mu nekk Youth Mobiliser National Executive Committee of Yaya Jammeh. dañuy wane ki nga xam ne di ko nuyu di ko dalal ki nga xam ne mooy Regina Williams moo nekk di National Treasurer of National Executive Committee of Yaya Jammeh. su loolu passé dañuy wane ki nga xam ne moo nekk Adja Nano Touré nekk Women Mobiliser of National Executive Committee of Yaya Jammeh. mbokk yi dañuy wane ki nga xam ne moo nekk di famous Pa Modou Bojang di spokesperson of the National Executive Committee of Yaya Jammeh. Pa Modou Mbow dama bëgg ngeen tàccul ma ko. mbokk yi suñ jógee foofu dañuy nuyu di dalal ki nga xam ne mooy Abi Sekka di nekk Deputy Mobiliser General of National Executive Committee of Yaya Jammeh. mbokk yi dañuy wane di nuyu di dalal ki nga xam ne moo nekk Jerending Sanyang nekk Mobiliser General of National Executive Committee of Yaya Jammeh. suñ jógee foofu dañuy nuyu di dalal ki nga xam ne moo nekk Matar Kujabi Secretary General of National Executive Committee of Yaya Jammeh. mbokk yi suñ jógee foofu dañuy wane ki nga xam ne moo nekk Abdou Jaju moo nekk di second chairperson of the National Executive Committee of Yaya Jammeh. mbokk yi suñ jógee foofu beneen parti bu ñu fi nekkal tey ñu gën koo xamee si gaaw National Gambia Action Party dafa am ñi nga xam ne ñoo teew si jotaay bi pour ñu wane leen rek. am nañ fi ku ñuy wax Mohamed Cissé moo nekk Deputy Foreign Secretary of Gambia Action Party dama bëgg ngeen tàccul ma ko. suñ jógee foofu ñu ngi fi am ku ñuy wax Aboubacar Bayo nekk di spokesperson of Gambia Action Party. mbokk yi suñ jógee foofu dañuy dugga si committee bi nga xam ne moo nekk committee bu GDC ñu eggale suñ nuyoo si ñoom. kon ñu ngi nuyu Council of Elders GDC ñu ngi la nuyu di leen dalal yéen ñëpp. waaye ñu ngi nuyu itam ki nga xam ne moo nekk Mr Abdoulaye Kande mu nekk rakasi honorable Mama Kande yow itam ñu ngi lay nuyu di leen dalal nga ekkati sa loxo rek pour gars yi gis la. mbokk yi ñu ngi nuyu itam di dalal ki nga xam ne mooy lawyer Assane Martin moom itam dafa ñëw endorse ki nga xam ne mooy di standard biara di honorable Mama Kande dama bëggoon ngeen tàccul ma ko. mbokk yi dañuy nuyu di dalal ki nga xam ne mooy Lamine Jaaju moo nekk di head of disabled committee group. kon ñu ngi lay nuyu di la dalal yow itam si ndaje li fii. mbokk yi su loolu passé dañuy nuyu di dalal ki nga xam ne mooy Modou Moussa Sow head of media GDC yow ak sa nit yi ñoom Pape ñu ngi leen nuyu di leen dalal. suñ jógee foofu ñu ngi nuyu suñ youth président ñu gën koo xamee di famous MC Cham Junior ngeen tàccul ma ko. suñ jógee foofu dañuy nuyu di dalal ki nga xam ne mooy Sekouba Cissé national coordinator of GDC tàccul leen ma. dañuy nuyu di dalal ki nga xam ne moo nekk Lama Bari head of security ñu ngi lay nuyu Lama yow ak sa team bi yépp. suñ jógee foofu ñu ngi nuyu di dalal ki nga xam ne moo nekk Haruna Diallo head of protocol GDC kon ñu ngi lay nuyu di la dalal yow ak sa team bi yépp. suñ jógee foofu ñu ngi nuyu ki nga xam ne mooy Ibu Serakunda head of advance team kon ñu ngi lay nuyu di la dalal yow ak sa team bi yépp.
suñ jógee foofu ñu ngi nuyu ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diallo ñu gën koo xamee si foreign secretary GDC kon ñu ngi lay nuyu di la dalal yow ak sa team suñ jógee foofu ñu ngi nuyu ki nga xam ne moo nekk Essa Balde head of finance kon ñu ngi lay dalal yow ak sa team bi yëpp suñ jógee foofu ñu ngi nuyu ki nga xam ne moo nekk suñu député Jimara ñu gën koo xamee si honorable Alhaji Hej Saw moo nekk député bu ñu toogal Jimara mbokk yi su jógee foofu ñu ngi nuyu ki nga xam ne moo nekk Samba Balde secretary général GDC ñu ngi lay nuyu di la dalal yow ak sa team bi yëpp mbokk yi suñ jógee foofu ñu ngi nuyu ki nga xam ne moo nekk di deputy party leader number 2 honorable Amadou Ka mu ngi si ndaje li ñu ngi lay nuyu di la dalal yow itam mbokk yi suñ jógee foofu ñu ngi nuyu ki nga xam ne moo nekk honorable Mr Yafa moom itam moo fi toogal gaab yow itam ñu ngi lay nuyu ak sa team bi ak sa équipe bi yëpp kooku moo fi toogal parti bu ñu jooyeen tey ñu gën koo xamee si gaab mbokk yi suñ jógee foofu ñu ngi nuyu ki nga xam ne tey moo amee kàddu Yaya Jammeh ki nga xam ne moo dee wax ak Yaya Jammeh ki nga xam ne moo ko dee wax lu xew fii si politique moo ko dee wax ni Gambia di doxee tey lépp li nga xam ne ñu ngi koy jëflante ak Yaya Jammeh kooku noonu moo dox si diggante boobu noonu kooku noonu mooy doxal loolu kooku noonu mooy régler loolu kon kooku mooy wax Yaya Jammeh di dégg Yaya Jammeh di wax kooku di dégg kooku moo nekk honorable Yaya Tamba dama bëgg ngeen tàccul ma ko mbokk yi suñu génnee foofu kon dañuy dem si ki nga xam ne si suba benn tey lekku leen naanu leen si suba benn tey yéen a ngi daanu di jox si suba benn tey mënu leen a gis seen njaboot wala amu leen seen jotin njaboot si suba benn tey amul dara li nga xam ne mun ngeen koy def si seen kër ngir ki nga xam ne moom leen toog di xaar waaye buñ fàtte ne mooy ki nga xam ne moom la Gambia yaakaar mooy ki nga xam ne la Afrique yaakaar mooy ki nga xam ne la jigéen yi yaakaar mooy ki nga xam ne la ndaw ñi yaakaar mooy ki nga xam ne la kilifa yi yaakaar mooy ki nga xam ne tey képp ki nga xam ne yaa ngi dox Gambia fii day gas boo xool nga naan mu indi machine nga wol mu tamp ay gaadin nga dem liggéey muy defar ay bridge di liggéey yeneen liggéey yu am maana di yóbbu garab yi si hôpital yi kon kooku mooy kan ñu ne His Excellency honorable dégguma dara His Excellency honorable Mama Kairaba dégguma dara de His Excellency honorable Mama Kairaba Kandeh mbokk yi jërë ngeen jëf kon su loolu passé ñooñu ñoo nekk délégation bi nga xam ne leen bëggoon feeñal fii kon dañuy dugg ci waxtaan bi rek ñu oo suñu waxkat bu njëkk bi waykat yi bëgg nañoo wéy waxkat yi bëgg nañuy wax waaye ñu gàttal wax bi ndaxte dafa guddi te ñu ngi war a dem ci beneen place am meeting foofu noonu lim guddi incha allah kon waxkat yi ñu gàttal wax bi rek kon dañuy oo ki nga xam ne moo nekk Babou Ndiaye mu ñëw gaaral kàddu fii si nu mu gën a gàttee rek dinañ ko buggee noonu Babou Ndiaye yegg si su fekkee yaa asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur ñu ngeen nuyu mbooloo mu si teew yëpp du nuyu imam ak alkaali du nuyu Mr President honorable Mama Kandeh ak sa délégation bu nga àndal yëpp gannaaw loolu man maa ngi wax si kàddu yu si Nungu Kebe ñun waa Nungu Kebe yu si Nungu Kebe ñu ne ñun die hard GDC leen am na parti yi fi musa jaar since yàggana waaye ñu ne Nungu Kebe luñ fi musa def wala luñ musa defal benn parti moom leen defal GDC soo ñu ngi wax GDC
duñu wax Mama Kandeh de GDC la ñoo wax ñun exécutif yu ci nekkal Nungu Kebe wala la waa ñoomi ñun ñu ne sa mbaax yu waa ji jógee wax fii léegi nii ne loolu ngaa def ci réew mi ñu ne nga bàyyi ñu ci xel ñun gisuñu suñ boppa ñun waa Nungu Kebe ñu ne gisuñu suñ boppa ci baax ay Nungu Kebe political party yi nekk ci Gambia bëri na waaye Nungu Kebe ñu ne mosu ñoo defal kenn dara lu may GDC waaye ñu ne GDC mosu ñoo defal dara xalabu nag moo daju suuf ak gis-gis yi ñoo nekkul benn am na ñu gis ne yaa ngi développe Kër Birane Kandeh yaa ngi développe Samba Kala yaa ngi développe loolu yëpp intérêt la si Nungu Kebe waaye Nungu Kebe ñu ne ñun parti politique GDC lañ si am na ñu taxaw fii ne GDC deena biir Nungu Kebe ñun ñu ne ndax loolu am la wala lu amut GDC deena fii wala deewut waaw kon tey loolu yëpp seen na yu si ñu ne 2016 yow honorable Mr. Kandeh ci crowd bi la alors te 2016 ba tey nu mel noonu mel ñun ñu ne football field bi moom lañ yaakaar te pour empower youth si il faut ñu develop sports te ñun Nungu Kebe ground bi lay am ci sport ay base lañ ci nekk di taka ay banta lañ ko def di sampa te ñu ngi ñaan suñ ko mënee am pavilion sax war nañ ko fee am ñu am VIP aside ñu am dressing room aside ñu ngi ko jàpp ci Mr. President xale yi ñu ne dëkk bi ndox mi doyut te seen baax si ndox la ñu ne nga dimbale ñu si ndox Nungu Kebe 90% doyul ndox 10% ñoo nekk di enjoy si ndox bi te Nungu Kebe bokk na dëkk si bu nga xam ne revenu Gambia wala koom-koomi Gambia mu ngi si dëkk bi soo ñëwee ñaan du wax Mr. Kandeh yow ak sa délégation ñu ne jigéen ñi sonn na neen jigéen ñi ñu ne suñ demee lopitaan duñ am garab jigéen ñi ñu ne suñ demee lopitaan duñ am noos bu leen toppatoo jigéen ñi ñu ne ñu si dëkk yi suñ bëggee ñëw duñ am garab wala matuwaay yu leen mën a isi te ñu ne yaakaaruñ si kenn lu dul GDC soo ñun GDC ñu nekk fii tam am neen lu ñuy métti am na ay nit yu nekk suñ gannaaw luñ nekk di gis ci parti yi dee ñëw fii mooy tiisaat daf dee bëri tiisaat dafa am dëkk bi ñëpp ñu ngi topp mbiri tiisaat waaye ñun Nungu Kebe lu ñu jox si tiisaat tiisaat la tiisaat exécutif bi Nungu Kebe mënuñ koo sol waxuma laa nag ñu ngi nekk dañu ñaan wala dañu oo pour ñu jox leen tiisaat ñun loolu lu ñu naqadi la moo tax ñu ne na ko wax si ndeka kay tey maa ngi wax suma mbokki ndaw yi ne ñun ne leen eewu as a Gambians waxuma ne GDC defut Nungu Kebe dara wala du fi def dara waaye GDC mu ngi def Gambia dara te su fekkee Gambia moo ñu ñor ñun nañ leen bàyyi suñu xel si politique GDC nekkul parti bii naxaate de GDC nekkul parti bii naxaate képp ku la jox añ mu jox la reer walaay su la diggee ndekki war naa am kii ut amagut di la am suñu moom mu génnee di la si jox walaay su amee lu ñëpp moom yaakaar naa ñëpp dinañ féex kon maa ngi ñaan suma mbokki ndaw yi ne nañ bàyyi suñu xel si politique am na ñuy ñëw di jox xaalis jox la benn $10,000 ñu ne yow nga ram sànni ñu karta $10,000 mënu laa yóbbu 1 month nga war a toog ñaata years te ñu ngi am problème boo xam ne dañoo toog 4 years 11 months ñu ngi jooy di toog benn weer jot wala benn far toog ñu sànni suñ xali dem jëlaat si loo xamante ni dañoo dugalaat suñ bopp si coono boobu tey ñun ñu ko war a mën a dindil moo ñu eew ñu ubbi suñ bët ñu xoolaat bu baax parti yi nekk si Gambia bëri na waaye as a parti comme GDC man bu ma juddoo Gambia ba léegi gisuma ko
GDC moo tax ñu xam ne politicien dafa war a liggéey GDC moo tax ñun Gambien ñu xam ne am na loo xamante ni nguur daf ko war a delloo si ñun loolu musuñ koo am ci politique soo si kaw lool ñu ngay ñaax ndaw yi maa ngi ñaax suma mbokki ndaw yi ne nañ bàyyi suñu xel di ñaaxaat GDC surtout honorable Mama Kandeh Nungu Kebe ñu ne nga bàyyi leen xel Nungu Kebe sono neen si GDC ñun ñu nekk am na GDC ñu ngi déggal ñu naxari defu leen fi dara yéen a ngay def fu nekk te Nungu Kebe lu ñu defal GDC musuñ koo defal benn parti kon ñu ngi wax GDC yow tamit ne na nga defal Nungu Kebe loo defalul kenn asalaamaaleykum wa rahmatullah tàccu leen ko loolu am na solo mbokk yi su loolu passé maa ngi nuyu media house yi nga xam ne ñoo fi nekkul ne dama leen fàtte Kër Fatou ñu ngi fi Fatou Network ñu ngi fi GRTS ñu ngi fi GDC Media ñu ngi fi Voice Newspaper ñu ngi fi su fekkee mistake bu ma Paradise TV ñu ngi fi ak yeneen media house yëpp comme ma lim lu ndaw rek waaye yéen ñëpp ñu ngi naan nuyu di leen dalal di rafetlu seen teewaay. ki nga xam ne la ñuy ñëw mooy Aji Hoja Dramé su fekkee mu ngi fi Aji waaye Aji Hoja lay laaj defal la neex sa daala man ci gaale waaye lu jàngale ku ñu mel ni yaade soo mën a toone di jaboot gi jaaxle loolo ku ñu mel ni yaade soo mën a toone jaboot gi jaaxle loolo waaye Mama Kandeh ñëwal lay laaj tàccu leen mu neex ñëwal lay laaj waaye lu jëm ngay na ku ñu mel ni yaade soo melu toone jaboot gi jaaxle loolo jërëjëf yaay booy jërëjëf yaay booy jërëjëf yaa aji si Mama Kandeh muy Aji Ndumbe Cissé maa ngi koy nuyu lu bëree Aji Ndumbe ku am ngor la ku sonn si parti bi la maa ngi koy gërëm di ko sant maa ngi nuyu képp ku fi teew daal suma xol nag dafa sedd guy lépp lu nga xam ne lu rafet la ngeen xam ne si yàlla la waaye lu ñaaw nag ngeen jéggal ma ko ngeen xam ne si man la honorable Mama Kandeh ñu ngi laay nuyu ñun jigéen ñi loo ñoom yi sonn nañ trop rawatina ñun waa Ndungu Kebe amuñ lopitaan amuñ ambulance bépp jigéen bu fi matu suñ la waree yóbbu esew dañooy fay taxi $600 mu yóbbu ñu esew mbala mu yóbbu ñu Kuntaya Adama Barrow maye na ambulance yu bëree waaye dafa tam Ndungu Kebe ne Ndungu Kebe am nañ yoon bu baax maanaam ku fi matu mbala nga feebar guddi dañ la war a yóbbu ba si tali bi oto bu la fa fekk rek ñu yóbbu la léegi ñun amuñ ambulance amuñ ndox kuréel bi doyut dëkk bi ñu bëri kuréel eggu si ñoom imam bi fi mooy jógee julli si jumaa bi dafa soree torop ak këram te dafa lëndam torop te lu xew dañuy oo imam su neex amee dañuy oo imam su naqari amee dañuy oo imam ñun waa Ndungu Kebe sonn nañ torop fu sonn commencé foofu lañ commencé dem kaw sonn nañ torop yow honorable Mama Kandeh ñu ngi lay ñaan soo demee ba jot si toogu bi nga gëstu waa Ndungu Kebe
mboolem jigéeni Ndungu Kebe ñëpp ñu ngi si suñu gannaaw ñëpp a ngi si suñu gannaaw ñu ngi leen gërëm di la sant di ñaan si barke Salaatu Faatiha yal na la yàlla jox toog bi ndax xam na ne yaay jaami Gambia yal na la yàlla jox siis bi barke Seydina Mohamed barke waxtu wuñ toll nii baax na wasalaam jërëjëf soxna si loolu bul ci am jaaxle bis buñ ne wiiw honorable Kandeh sa aajo faju na kon na lañuy jël carte yi sànnil ko honorable Kandeh waaye dañuy owaale gum ki nga xam ne moo fi toogal tey ak ay nitam parti bi nga xam ne mooy Gambia Action Party ñu gën ko xamee si gaaw kooku noonu mooy honorable Yafa moom itam mu ñëw gaaral ay kaddu wax naa leen ne am na parti boo ñëw tey ànd ak GDC kon honorable Yafa bismillah mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nga saate alkaalo ni almamo konto mu ne mu ngi nuyu alkaali dëkk bi ak imam bi nga saate tiyol konto ani bandara saate membe benta jambi mu ne mu ngi nuyu waa dëkk bi yëpp ak maalam dëkk yi nga xam ne ñoo wër te daje ci mbooloo mi fii nga APRC la no to alliance movement Yaya Tamba nga konto mu ne Yaya Tamba mi nga xam ne moo jiite alliance bi nga xam ne moo jógee APRC ci njiitali Yaya AJJ Jammeh mu ngi koy nuyu nga Gambia Action Party la délégation fanan konto mu ne délégation bi nga xam ne dafa jógee Gambia Action Party mu ngi leen ay nuyu nga GDC la executive committee members be konton mu ne GDC executive members yi yëpp mu ngi leen ay nuyu na président ba fana honorable Mama Kandeh nga fanan konto His Excellency président Mama Kandeh mu ne mu ngi koy nuyu pour kacala sutiya kam mu ne pour ñu gàttal wax ji mbe la fla domandin fo la fondinke la fanna la mu ne dafa bëgg a waxtaan tuuti ci fànnu ndaw yi fondinke ol niya jibe Gambia bi mu ne soo seetee ndaw yi ci jamonoy tey nga percentage men form asiyata baake for almost 60 to 65%. mu ne percentage bi ñu am ci ndaw yi dafa xaw a sakkan parce que dem na ba 60 ba 65%. bari fondinkeol bi Mansakunda membe siri amam fenna fantella mu ne waaye soo seetee ndaw yooyu lu ñuy bari di nekk 65% nguur gi fi nekk amul benn boor bu mu leen féete bari GDC GAP ani naam la government mu ne waaye nguuri GDC su ñëwee ak GAP ak alliance bi nga xam ne moo jógee ci APRC suñ boolewante nguur bu nguur googu ñëwee njigita ko président Mama Kandeh abe fondinkel maakoy la mu ne ñu ngi am yaakaar bu baax ne honorable Mama Kandeh ku xam yërmande ci ndaw yi la te fas na yéene dimbali leen football la fanna la mu ne ci boo wànni bohol yi football la fanna la mu ne ci wànni football Gambia mbenu kooma baake mu ne Gambia dafa nekkoon ci gannaaw bu baax ci fànnu football njigita ñi na ko honorable Mama Kandeh aba football o decentralized la Gambia mu ne am nañ yaakaar bu baax ne GDC ak nguuram suñ ñëwee honorable Mama Kandeh dana aj football ba mu dem ci kaw njigita ñi fanan na ko yaakaar nañ ba léegi ne business o fanna la mu ne fànnu business bi ba léegi ani momo ni yalon ko investor le mati Gambia mu ne képp koo xam ne da ngay bëgg a ñëw def invest fii ci Gambia njigita ñin fanan na ko honorable Mama Kandeh la Mansakunda abe be seen mbentru yàlla mu ne am nañ yaakaar bu baax ne honorable Mama Kandeh ak GDC seen nguur si ñëwee danañ ko dooleel bu baax naya tara niit fango beje mu ne su fekkee ñoom ñu ngi ci bunda fango be loola inshallah me yalon ko be investor le makoy mu ne buba insha allahu taala danañ wut bunt yu nga xam ne dana dimbale bu baax invest o fanan tambirin ko la mu ne gannaaw loolu Gambia Action Party te lan logo Gambia Action Party ñoom seen logo bi River Gambia lew mu ne River Gambia la River Gambia fanan River Gambia nag ni yaa jiibe soo ko xoolee président Barrow la Mansakunda nguuri président Barrow ala Mansakunda ci nguuram gi amang fenna fa Gambia noonu mu ne amul dara lum jëriñ Gambia yi ci River Gambia ni tata baa kono mu ne soo demee ci géej gi ñeete je jën amu fa
mbuga ñe domo duñ mën a lekk jën wu baax mbuga ñew soto duñ am jën wu baax bari njikita ñinna ko mu ne waaye yaakaar nañ ne honorable Mama Kandeh la Masakunda honorable Mama Kandeh nguuram su ñëwee momo ndimbe na la Gambia képp ku nga xam ne dangay fanaan Gambia ibela fla river Gambia la utilize mu ne da nga bëgg a yuus géeju Gambia gi abeke la fulalet mu ne dana nekk ñaar mbe fondinkel soto la le mu ne danañ am ndaw yoo xam ne fondinkel meyalon ko ibe do ko ke la bakono ñoo xam ne dañuy liggéey ci géej gi di génne jën yu baax yi di ko jaay Gambia njigita ñi fanan nako yaakaar nañ ba léegi ne mbe factory yol fanan soto la le danañ am factory yoo xam ne meyalon ko ni ñëw men sotota bakono abe tar la factory yol kono mu ne jën buñ mën a am bu baax bu nga xam ne dafa jógee ci géej gi danañ ko mën a dugal ci factory bi andi njigita ñi fanan nako yaakaar nañ ba léegi ne fondinkel be tar la do ko la factory yol fanan ndaw yi nga xam ne ñoom lañ yaakaar bu ëllëgee ñooy liggéey ci factory yooyu ni yo sotota bu loolu amee na yuusol teta la bakoe mu ne suñ ndaw yi bu boobaa dootuñu am soxla ci baag wiyee ni ajibe bakoe Gambia fondinkel men tuta kono a siyatal mu ne soo ko xoolee doomi Gambie yi nga xam ne dañ des ci baag wiyee bari na lool dalilo me yatin ne tata bakoe mu ne dalil bi nga xam ne moo leen a yóbbu baag wiyee nag imam fesono Gambia me yalon koy be engage la mu ne dañ amut benn nguur bu am ci ñoom yërmande bu leen ay toppatoo bi intel contenta mu ne tey moom dafa am mbégte adamadiŋol fintita surtout fondinkeol mu ne doomi aadama yi génn nañ bu baax sakkantumaak nag ndaw yi dañ génn nañ bu baax bari doo ko ñi a dasata de mu ne waaye nag liggéey bi dafa am lu des doo ko ñi a be silla lu jobale liggéey bi kañ lay mat December on the 4th mu ne December on the 4th ni ye suba sali dorong mu ne boo jullee suba mbee nga wuli ñun ñëpp ñu jogandoo nga nag voters card muta ñu jël suñ voters card yi nga naa moo sonkandi mu ne buñ coow ak kenn ni moo kana kele buñ xeex ak kenn nga taa straight ñu dem straight ye boxo itandi mbeelal la jam box bi nga xam ne moom lañ ñu wan fii mooy box bu muuf bi nga taa honorable Mama Kandeh la boxo wali ñu dem fekki box Mama Kandeh bi nga nataa jibe baakeri ñu seet natal bi bu baax de nga jolala boxo kono ñu rotal suñ per yi foofu ni nga carte di honorable Mama Kandeh la mu ne buñ joxee carte yëpp Mama Kandeh nsaalon ko carte nga di fanne la inshallah danañ xam ne carte yooyu suñ bopp lañ ko delloo parce que na carte dio Kandeh la abentel la développement le naati la parce que buñ joxee Mama Kandeh carte yi loolu moom suñ yokkute lay jur ala lay ka man sasindi mu ne yàlla mi nga xam ne mooy taaj buur aya fo ko qul ya allahumma malikal mulk tutil mulk man tasha naam ala atele be man sasindi la mu ne yàlla miy taaj buur man sa sindi lamu ala leti mu yàlla mooy fal buur alama e Mama Kandeh ke na masal yal nañu yàlla falal Mama Kandeh mu nekk suñu président on the 4th of December mbenga mbulo di ñola ñun ñëpp ñu joxante loxo nga pousse domani netuta ñu pousse tuuti rek mu des ci ni ala sonta bu soobee yàlla avec la inshallah inshallah taala doo déggee wiiw Mama Kandeh lay doon ala baraka yal na yàlla jërëjëf Yeah.
ndeysaan massa coono jërëjëf loolu neex na ah suñ fa jógee dañuy oo ki nga xam ne mooy Ndey Fay su fekkee mu ngi fi ñu gàttal woy bi rek ngeen jëf suñ jógee foofu dañuy oo suñ beneen waxkat mooy ki nga xam ne tey moo fi toogal His Excellency c'est professeur Dr. Alhaji Yaya AJJ Babili Mansa kooku moo ko fi toogal tey ak délégation bi nga xam ne la àndal mu nekk di National Executive Committee of the Non-Alliance Movement kon kooku mooy ki nga xam ne moo nekk honorable Yaya Tamba pour mu ñëw gaaral ay kàddu moom itam tàccu leen ko mu ñëw ci plateforme bi loxoy ci kaw gisuma dara ah gisuma dara waa boor bi gisuma dara waa boor bi gisuma dara jërëjëf بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين maa ngi nuyu borom dëkk bi di borom dëkki Ndungu Kebe maa ngi nuyu imam di njiiti bunti diina si Ndungu Kebe maa ngi di nuyu ndaw ñi fi teewee seen jongama yu rafet bari taar be maa ngi nuyu géwél yi fi wone seen ndaanaan maa ngi nuyu waa Gambia Action Party ñoo xam ne su jógee def rek lañ mën du wax angale ñu ngi wax ne action speaks louder than voice sa jëfin moo dee gën a am yëngu-yëngu daan sa waxin bon maa ngi leen a wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi di nuyu media security protocols di dellu nuyu maanaam GDC ñoo xam ne ci seen géew lañ fi nekk tey may bëgg a leeral tuuti GDC yàgg naa nekk doomi APRC bonte Mama Kandeh mu ngi oo Yaya Jammeh grandpa suma maam su fekkee ne dañuy wax GDC daddy GDC ñu ngi ooye Yaya Jammeh granny maa ngi nuyu GDC di ko jaarale si His Excellency the incoming president for the Gambia 2021 to 2026 Honorable Thierno Mama Kandeh for the Gambia maa ngi nuyu suma executive ñoo xam ne dañ wone seen jàmbariya wone seen bugga APRC di gis ne APRC duggoon na si naxel ci yooni Fabakary Tombong Jatta ko xam ne fi mujjee ak Yaya Jammeh mooy jàmbu Yaya Jammeh ak APRC bi gis Adama Barrow mu ngi amee millions yi dalasi moo tax ñu bëgg a jaay parti bi Adama Barrow ndax ku nekk mun a sanca
étage parce que Fabakary depuis bi mu nekkee député ba tey xanaa kañ kër gu am ni suma kër waaye ci at bi maa ngay gis Fabakary mu ngi sampa étage bonte étage bi ñu ngi gis ne ndekete si Adama Barrow la jëlee xaalis boobu mu ngi sampa étage bonte lii bettut ma su fekkee ne dañooy ñiiri ŋaaro ne APRC by force dafa dem si Barrow parce que xaalis baa ngi foofu suñu yoon wi tey bi duhut yoon boo xam ne dañuy wone ne am nañ alal am nañ projects am nañ xaalis politique yi dis ren dafa ute ak politique yi gannaaw peut-être ak politique yi ñëw si kanam ñun liñ fi ñëw tey mooy dañ ñëw pour waxtaan ak yéen di leen woon ñun ñëpp ñu bokk a xalaat ñeneenti at yi passé ni ba ñu ngi si juróomeli at bi fi Gambia tollu les Gambiens si daj ci si Gambiens si lan lañ bëgga ma ne Adama Barrow bi moo sos ñoom bi ñoo sos a coalition government liñ si gis mooy nekk na nguur goo xam ne dañ xiif dañ mer dañ bëggee moo tax ñu sos parti boobu li tax ma ne dañ xiif nguuri APRC dañ contrôle alali réew mi nguuri APRC dañ contrôle jëfini doomi aadama ci Gambia nguuri APRC dañ jox nit ñi seen full démocratie nguuri Gambia nguuri APRC duhut ne li ñoo def dañ ko emal ci Gambia waaye in Africa nekk a pan-Africanist party nekk a pan-African government lii la gaañi bëggut waaye ñooñ bi ñëwee jël réew mi ba juróomi at yi jeex ñu ngi ñaagati pour ñu jox leen yeneen juróomi réew mi juróomi at lan lañ liggéey ci Gambia Adama Barrow biñ ko joxee biñ ko falee buur xaalis bi taw ci réew mi musuta taw ci nguuri Saa Dawda fanweeri at ak ñett yi mu ilif réew mi xaalis bi taw ci ñeenti ati nguuri Adama Barrow musuta wàcca ci nguuri Yaaya Jammeh ñaari fukki at ak ñaar yim ilif réew mi waaye ana xaalis boobu man gis ma kuy taxaw fi waat ne Adama Barrow mus naa indi projet boo xam ne yóbbu na projet bi ci néegi député yi ne leen am naa projet boo xam ne fii laa ko yóbbu gis naa contrat bi am naa xaalis nangam la ñu war a fay pour programme bi projet bi joxe nañ ko compagnie nangam ñu ngi launch that project musuta am Adama Barrow liggéey yi moo def nii yépp dafa fekk juróomi ati projets yoo xam ne Yaaya mu ngi ko lal sign na projets si xaalis bi am na contrat si joxe nañ ko yooyu la Adama Barrow jël di ko motali lim si def mooy def si sanga malaan gu ñuul bët bu set mu jël xeer teg bët bu set mu jël xeer teg bu yàggee suñ kuwaar yi dañooy jeex xeer yi di teg gisuñ dara xanaa nguur goo xam ne yow doo sampa yaa ngay teg xeer boobu nguur boobu dañ ko war a wóolu ñun dañ yaakaaroon ne i millions yi dollars yi ak euro yi ñu wàccee ñeneenti at yi yaakaar woñ ne suñ hôpital yi dinañ dem ba rafle garab yaakaaruma ne nguur googu mun naa am xaalis boobu ba dina tax ba ñun suñ jabar yi ñoo am ne dañ ëmba suñ demee si matu seen bakkan yi des foofu yaakaar woñ ne xaalis boobu bi wàcce pour doomi Gambian si dina dem ba engrais boo xam ne béykat yi dañ ko war a jëfoo ñu mun a ñàkk engrais boobu ba yëg naa ne yéen a ngi jënd seen engrais Sénégal
ma ne nguuri Adama Barrow dañ signé pour delloo suñ doomi Gambian si ñoo xam ne seen baay dañ jaay seen nag yi seen baay dañ jaay seen mbaam yi seen baay dañ jaay seen fas yi seen yaay dañ jaay seen or yi yoo xam ne yooyu la ñoo rafetal seen boppa yi ñu jox seen doom yi dem bitim réew pour dem utal leen xaalis bi ñu delloo leen ngir xaalis bi ñu gis ci loxo tubaab yi xanaa nguur googu go xam ne amut ité pour seeni ndaw yi nguur boobu dina ñëw naan ndaw yi sànni leen ñu at ñeneent juróomi at yi ñëwee tamit ñu nekk seen kilifa ñu ilif réew mi Gambia ki doon wax fi wax na ne ñun amuñ dara lu dul River Gambia ma ne nguuri Adama Barrow ñun léegi caaloo bu baax sax pour lekk ko mënuñ koo am li tax dafa jaay suñ géej bi Sénégal dafa jaay beneen walla gi China dafa jaay geneen walla gi European Union li si des mooy lan ana xaalis boobu bi wax ji commencé ñu bugg a joxoñ seen baaraami Ministry of Fisheries xam nga Ministry of Fisheries liñ def kayit yi fa nekk yëpp yoo xam ne dañ sarte yoo xam ne teg nañ ak gaa ñi ñëw jaay géej bi dañ dem lakka seen bureau ñu naan safara moo fa jéena pour kenn mun a xam fan la kayit yi dem ñaata lañ def ban deal lañ def ak companies yooyu in those countries ba tey intelligence ba tey investigations mun ta jéene ne lii ak lii moo xew ci fisheries buñ teyteelu ba dem lakka ko pour ñun buñ mun a jot xibaar yoo xam ne yooyu lañ jaay suñ géej bi Adama Barrow dafa jaay suñ kaarange suñ soldaar yi amatuñ doole suñ soldaar yi doo gis soldaar boo xam ne yaa ngi gàddu sa pistol pour mun a aar sa morom suñ kaarange Adama Barrow daf ko jël jox ko Sénégal suñ state house boo xam ne boobu mooy secret Gambia kenn ko xam ne yow duuloo doomi Gambia wóoluwuñ sa affaire mënuloo xam li nekk si state house yi Gambia waaye tey ñun suñ doom yoo xam ne ñooy suñ sojaar yi mënuñu laa wax lan moo nekk si state house ndax Sénégal ñoo fa fees tepp di garder suñ président boo xam ne ñoo ko sànni karta ñun ñoo ko jox doole ñun ñoo ko dundal ñun ñoo ko gardel nguur goo xam ne dafa yàpp seen kaarange Gambia Yaya Jammeh bi moo bàyyi suñ nguur gi seen kaarange West Africa fii yëpp amul réew boo xam ne su xamoon ne Gambia lii la toll si doole du ko ñemee attaque waaye Adama Barrow yooyu yëpp sénégalais dañ leen nax bépp boo xam ne ngaanaay la boo xam ne suñu yaakaar la Adama Barrow Sénégal dañ leen nax ñu jéene suñ bagage yooyu yëpp dem jox ko Sénégal li si gën a bon mooy lépp loo xam ne Yaya bàyyi na ko fi pour doomi Gambia di ko jëfoo Adama Barrow ak nguuram dañ nangu loolu dem jaay ko seen mbokka yi ba pare xaalis boobu kenn xamul fan la dem ñooñu buñ dellu see ñu ne leen ma ne sànni leen ñu karta ñu demati ba yeneen juróomi at wallahi ñu nge gas suñ baameel bon nag maa ngi jëlee kaddu si suñu kilifa the former president His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya AJJ Jammeh mu ne ma yëgal leen ne wayen waa ñoomi yéen yëpp doomam ngeen xelam mu ngi si yéen xalaatam mu ngi si yéen eeniyam bi ba léegi mu ngi si yéen waaye nag soriante bi taxut doo leen déegoo ci kaw loolu am na yërmande trop ci ni mu gisee Gambia nu moo doxee Gambia na mu mel lim si mun mooy ni mu yàgga def di battali di jubali di wone yoon goo xam ne mooy yooni jàmmi réew mi muy digal képp koo xam ne yow yaa ngi si gannaawam yaa ngi si gannaawi Gambia yaa ngi am intérêt yi Gambia yaa ngi bëgg a Gambia jëm kanam suñ kaaraange suñ jàng mi suñ wér-gu-yaram suñ agriculture ki ko mën a yoree mun koo delloo ci nu mu meloon
ñaari fukki at ak ñaari yu passé yi mu ne yaakaar naa ne moom bu ne Gambian si man kii laa taana kii moom moo mun a doon kii moo mun a liggéey réew mi du ngeen ko wéedi di ngeen jàppa si lu mu wax parce que moom lu mu gis lu wóor la lu wéer la wante Yaya Jammeh mu ne képp koo xam ne yow APRC nga képp koo xam ne yow Gambian nga bugga sa Gambia bugga sa ëllëg bugga sa ëllëg yi sa njaboot mu ne nañ jël suñ carte yi saani ko Mama Kandeh koo xam ne moom moo ko jàngal politics daf ko jàngal loxoom bi set na te xolam bi set na xelam bi baax na am na ité pour yóbbu réew mi ci kanam Mama Kandeh amut ragal amut rus parce que lim jublu mooy dëgga ak liggéey asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dañuy o kilifa gi di honorable Mama Kairaba Kandeh moom itam mu ñëw gaaral ay kàddu honorable bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين maa ngi nuyu alkaali Ndungu Kebe di nuyu imam bi maa ngi nuyu kilifa dëkk bi yëpp di nuyu jigéeni dëkk bi di nuyu ndawi dëkk bi maa ngi nuyu tundo bi yëpp di nuyu mboolem koo xam ne ni ñëw nga fi tey di baalu àq di leen baal àq ndax nit ñi yàgg nañ fii waaye yëpp ci liggéey bi la bokk kon maa ngi leen a gërëm di leen ñaanal di ñaanal réew mi yàlla na fi jàmm yàgg ndax jàmm kese lañu soxla su loolu weesoo maa ngi nuyu regional executive committee bi ak constituency executive committee members yi di leen gërëm ci liggéey bu rafet bi ngeen def ba suñ meeting bi tey mu mun a succeed mboolem ku fi ñëw ñu ngi lay nuyu ñi ñëwul sax ñu ngi leen di nuyu su loolu weesoo maa ngi nuyu suma naataangoo yi duma leen lim benn waaye dinaa jaarale nuyoo yi ci njiit yi fi nekk mooy suñ ñetti parti yi fi nekk ci njiitali Yaya Tamba maa ngi nuyu exécutif am bi yëpp ci njiitali Mr Yafa maa ngi nuyu exécutif am bi yëpp ci njiitali Amadou Ka the second deputy party leader of the GDC maa ngi nuyu executive yi GDC bi yëpp di nuyu suma desk officer bi di nuyu suñ sëriñ mooy Seet Kebe nekku fi waaye fii la jógee maa ngi koy nuyu di nuyu njabootam su loolu weesoo kàddu yiñ fi gaaral tey dégg naa yëpp ne Ndungu Kebe day GDC am na fi doole su njiiti yu bi njëkk a wax dafa wax ba pare wax soxla dëkk bi wax soxla ndaw yi wax fan lañu tollu ak ñoom naka lañ gisee mu dellu tontu loolu moom kenn
te xam naa dara waralut ko gannaaw bugga parti bi rek pour bugga woon nit ñi ne liñ ko yónni ak seen mbébét ak seen soxla wax na ko fii foog naa liggéeyam moom def na ko li ko war moom def na ko def na wàllam ci wàllu digganteem ak ndawi dëkk bi waaye tamit def na wàllam digganteem moom ak parti GDC bi kon ñu ngi sant yàlla bu baax soo gisee tey Gambian si di taxaw naan ci parti GDC lii lañ fi soxla di ñaan parti GDC parti boo xam ne ni opposition la kon ñu ngi cee sant yàlla de ndax wax na ne dégg na ne GDC def na lii def na lélé yépp ci dimbale nit ñi la waaye ñoom gisaguñ ci seen bopp maa ngi koy wax ne suma sago rek benn néeg duñ ko bàyyi waxatuma dëkk benn néeg suma sago rek duñ ko bàyyi waxatuma dëkk amul fenn ci biir Gambia foo xam ne ni suma xel nekku ci man waa Kookoo la su ma ñëwee ci meeting bu nekk ci biir Kookoo bi jarut ngeen wax ma seen problème ndax xam naa ko ca laa juddu wër naa Gambie xam naa lu nekk Gambia xam naa seen feebar te bu ci yàlla àndee xam naa ban garab la ñooy def tamit ñu faju su ñooy wax opposition du liggéey loolu ci 2016 bii la wax naa ko sànq ma ne am na loo xam ne ni duma ko laaj yàlla mooy pour ma nekk doomi réew nekk naa ko ba pare kon su ma nekkee doomi réew am naa responsabilité loolu moo tax ma won nit ñi ne nekk opposition terewut laa mun a liggéey ci sa réew because doomi réew nga ba pare bi nga nekkee doomi réew moo tax nga bugg a taxaw nga naan dangay ut nguur gi bugg a nekk président ci réew kon soo ko amee soo ko amut ndeke am nga responsabilité loolu la GDC di def te foog naa ci history Gambia bi fii amul benn political party boo xam ne ni liggéey na fi lu GDC liggéey ndax GDC nekkagut ci nguur kenn fayut naamo ci ñun kenn denkul ñi alali nguur lu ñooy def ci suñ poos bi ndaw bi fii lañ koy génnee dina am ñoo xam ne dañooy ñëw ci man sax ne xaaral ñu dem nax ko déedéet kenn mënul maa nax te mboolem li ma defal nit bu mu foog ne daf maa nax déedéet man suma warugar rek laa def ndax dafa am loo xam ne ni mu ngi dekk suma diggante ak suñu borom tey bu mandikat ñëwoon fii mu mandi bay saw ci tubéyam ngeen baal ma àq mu dugga kenn ci këram fii ne la may ma ndox boo oytu dangay dem seet pot boo xam ne ni ñaari fukki at liggéeyuñ ko nga bugga ko faa defal ndox jox ko déedéet waruloo def loolu kooku li mu def loolu digganteem ak yàllaam bi yow li ngay def sa diggante ak yàlla bi la war a nekk kon naxaate amu fi GDC tamit naxaate amu fa te amul dara loo xam ne ni ñu ngi koy def ci wàllu développement ci wàllu yokkute jàppale néew doole yi loo xam ne ni ëllëg dinañ ko rëccu loolu amut wee dañu sànnil ma karta or not amul benn perte bu ci nekk because su duhut fee rek muy fele am na ñuy wax ne politique yëfi àddina la waaw waaye man maa ngi wax ne àddina ak alaaxira la because man awma benn liggéey boo xam ne ni maa ngi feyeku weer man awma tool su ma liggéey tey mooy politique bi ci sa liggéey nag foofu ngay amee àdduna foofu ngay amee laaxira foofu ngay ñàkkee àdduna foofu ngay ñàkkee laaxira kon li may def amul perte amul rëccu
waaye dinaa leen wax leen aduna bi de ñaari mbir moo ko yore coono la ak muñ kese amut kenn kuy succeed ci aduna te sonnaloo te soo succeedee da ngay muñ béykat yaa ngi fi wax nañ ñun ñëpp a nekk doomi béykat te xam nañ ne mbéy neexut waaye boo fa mu ne am téeméeri mbaam da nga muñ ndax da coono fa nekk kon Gambien si sonn nañ muñ nañ te dama gëm ne rek waxtu bi jot na yàlla indil leen Mama Kandeh GDC APRC GAP Alliance ñu dem State House ñu fajal leen seen métit sonn ngeen muñ ngeen léegi da ngeen war a enjoy yéen tamit léegi da ngeen war a xam lan mooy développement léegi da ngeen war a xam lan mooy yokkute bu àdduna bi sosoo ba léegi ñun Afrika fii système yi mbéy bu ñu am système boobu moo fi nekk ba léegi ndax gis nañ fa yokkute at bu nekk ñu ngi complain affaire engrais mbéy mi baaxut amuñ engrais nguur yi mënuñoo jënd suñ mbéy at bu nekk benn complain bi la musu taw wecceeku kon GDC dafa ñëw pour wecci leen mbéy mi di ngeen mbéy noor ak nawet te mboolem loo xam ne ni béy ngeen ko dinañ make sure ne ñu créer marché bi pour yéen ñu jënd ko naxaate amut GDC naxaate amu fi programme yuñ teral ba pare fu mu nekk ni ñu ngi ñooy xaar pour ñu egga State House rek ñun ñëpp ñu réalise lan mooy développement yàggatut kon li ma leen bugg a wax mooy nañ doole muñ cuuti rek sareetut December next month la January la ñooy waat bu soobee yàlla ci waxtu bu gàtta di ngeen gis wecceeku ñun duñ leen wax ne dañooy jënd saaku fertilizer 1500 ba pare ñu dellu jaay leen ko 700 munut nekk te gis naa seen kayit yi am na fertilizer buñ jënda soo xaymaa xaalis bi benn booto bu nekk ñoom ñu ngi ko jëndee 1500 loolu naka la mun a amee loolu munul nekk kon naxaate bi dafa doy naxaate bi dafa doy te naxaate bi yëpp fu mu gën a bëre mooy si ndaw yi ak jigéen ñi waaye ndaw yi ñoom ñoo war a gën a eewu than anybody because future bi ñoom la ëllëg bi ñoom la ndaw yi ñoo war a gën a eewu than anybody because ñoom ñoo moom ëllëg kon bu kenn foog ne su sàgganee ba ëllëgam yaaxu moom mun na koo defar su màggetee munul nekk ñu ne dëgg fu mooy foccee lay ñawee kon nañ bàyyi suñ xel nañ bàyyi suñ xel nañ déglu suñ kilifa yi nañ ñu jàppale na ngeen xam ne seen doom yi ñoom ñoo leen di yoree ëllëg moo tax nga am njaboot kon nañ gis ëllëgi xale yooyu xale yi ñu déglu seen kilifa yi ñu ne boo gisee janaxi benn boot yooni baayam bi la bàyyi fi baayam daan jaar jaaratul fa moo tax boot bi bono ñu ngi jéggalu waaye loolu mooy dëgg kon nañ déglu xante kon seen problème yi ngeen fi jàmbat duhut problème bu rëy lii lu yomba solve la nañ sànni karta bi ñu egga State House ngeen gis wecceeku bi su fekkee ne mu ñu maa wecci réew mi kon jarul ma nekk président suñ chairman bi wax na fi wax yu dëgër
soo keneen ku fogoon ne nit ñi gisuñ luy dox mu ngi leen a wax ne moom moo gën a xam luy dox yow ñu ngi lay dajale ay millions di la ko jox di la jox ay pick-up suñ lopitaan yaa ngi nii benn garab amul foofu gulof bu ñoo sol si loxo sax amut ci lopitaan Gambia rek ngay dégga benn lal bu ndaw ñetti jigéen bokk ci lal boobu ak seen ay doom loolu musuta am fenn ci àdduna bi ngeen bugg a toppa nguur googu ah sëñ bi soo gisee mbubbi jaan nga ne gisoo jaan yow da ngaa bugg a ñu màtta la kon leneen lu ñu fi def ba delloo fi ñii leneen lu ñu dal ñun ñoo ko teg suñ boppa bu kenn complain ndax woon nañu ñoom ñooy kan su ma waxtu wax nag dafa des incha allah si indi ni campagne bi keroog dinañu wax waaye li ma leen bugg a wax mooy naxel bi dafa doy Gambia kañ la ñoo eew 1965 ba léegi juróomi at yu nekk ñu ñëw taxaw sànni leen ma soo leen ma sànni leen ma defal leen lii juróomi at yi jeex moo tax Ndungu Kebe di wax ne ñoom mun nañ gunóor réalise dara ci affaire nguur waaye dëkk bi bu mu sampo ba léegi yéen a ngi sànni karta juróomi at bu nekk dinañ ñëw ñu waxaat leen benn story bi xanaa loolu kañ la moo doy waaw dafa doy nag GDC ñëw na te incha allah wecceeku dafa am te bés bu ngeen dégg ne GDC nekk na si nguur gi na ngeen xam ne seen problème solve na bu soobee yàlla parce que li leen fi taaj ba waxtu bii mooy da ngeen bugg a ku leen jox yaakaar seen yaakaar a tas moo leen fi taaj te dinaa leen jox yaakaar kon su ma leen waxee ne GDC su amee nguur wax leen seen problème jeex na because dama ko ñaan loolu laa ñaan yàlla li may ut ragaluma ko li may ut tiituma ci te duma ci dellu gannaaw ak lu ma ci mun a am rek ma xam ne suma ñaana nangu dama ne jàmmi Gambia bi su fekkee ne suma loxo la nekka yàlla na ma ko yàlla jox jàmmi réew bi su nekku ci suma loxo soxluma nguur bi parce que duma njëriñ kon man utuma nguur gi pour suma boppa waaye dama am li ma nama ci biir Gambia waaye munuma ko nag yéen a ko mun a jàppa te man awma kenn ki may bileem ci àddina su ma amee nguur gi su ma ñaana nangu su ma ko amul su ma ñaana nangu te lii laa gëm nañ jàppalante nañ bàyyi politique yi tribalisme nañ bàyyi politique yi saagante nañ bàyyi politique yi dog mbokka ñun xamuñu loolu waaye politique léegi politique bu tilim lañ am politique yi fen politique yi jaxase politique yi mbokkalante ay mbokk loolu soxluñ ko ñun kon nañ bàyyi suñu xel bu ma géejee Ndungu Kebe yàgg na de foog naa loolu xam ngeen ko waaye xam naa it Barrow bi mu fi géejee yàgg na Ousseynou Dabo même soos Essa Mbaye Fall xëj na su fi musee ñëw sax kon ñun yëpp géej nañ fii waaye am na loo xam ne ni yéen a ngi koo doxalante fii da ngeen fee am ay dëj yéen ay toog da ngeen fee am ay ngénte yéen ay toog da ngeen fee am ay seet yéen ay toog léegi ñun ñi dul ñëw fii waxtu bu nekk suñ leen jaxasee suñ affaire su taxee ngeen dogante kon yéen ay sonn bu leen dara jaral loolu yéen a bokk ndey yéen a bokk bàyyi waaye man GDC laa nekk bugguma waa UDP laa nekk bugguma gis waa NPP te yéen a bokk dëkk bi su dëj amee yéen ay demalante lu nekk fi yéen ay demalante doo leen gis Ousseynou Dabo doo leen gis Mama Kandeh doo leen gis Adama Barrow kon su ngeen nangoo xeex pour ñun yéen a ko tey
guddi na problème yi ngeen jàmbat yëpp dégg naa ko waaye nañ ñaan yàlla eggal ñu State House jërë ngeen jëf maa ngi jéggalu nag si kàddu yi jéggalu ci li ma leen taaj fii ba waxtu bi asalaamaaleykum Love like fire. Wow. Love like fire. Xam ngeen rek affaire bi xam ngeen fan la? Skincare la. 2020 lañ wax de. Waaw. Fii nag mooy kër fan kër Zero Tache. Perfect skin. Skincare saa su ne rek niñ ko dee defee rek loo lañ soxlaati rek maanaam bu dee am problème ci seen skin yéen xam ngeen fan la fii ngeen di ñëw suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal ba la ka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi defee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw Skincare Plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden fu nekk lañ leen a indilee products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ si skincare products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen woon ne dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen di tukki tamit bëggoon rek classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport dëri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen de lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skincare products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit bentee tamit si ay dàlla man waaye man nag skincare mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jag am nañ Patricia Reiner Kiwi Eye the whole range Lighten Up Gold Tomatine I mean the list can just go on and on and on and on lépp loo xam ne rek luy taaral jigéen la ci yooyu rek la ñoo dox Skincare Plus nag emuñ si Gambia rek ñu nga United States ñu ngi Gambia fii ba pare bu dee yaa ngi anywhere in Europe mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw emuñ si loolu rek dañ laa consult tamit balaa ñu laa jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xam ne moo méngoo ak sa kanam dinañ leen wax tamit ne rek am nañ perfumes you know fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses I mean we do shoes name it we do them Skincare Plus 2020 is our year of perfection Zero Tache fi mu nekk nii réew mi fii kenn waratu fi taas kenn waratu fi am problème kanam kenn waratu fi am problème yu picca boo ko amee dafa fekk ne rek ñëwuloo ci place bi fii Love like fire. Bring my love like fire. Agada. Mbijan aganyadi. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code nyinji. Okay. Korsa. Nsila ID soto. Ah, sa soto. Sorry. Agada. Mbijan bro. Albaka. Mbaka. Bara alla service o tariaka. Ah, mbare. Mo ki janna nun kunu bara tariaka. Ah, jannom yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbari ya bere. Ha. Birim koyna fo katon. Bari si kodo kino katon ni fo bolong blabe to. 56 branches mola sota Gambia jam. Ha? Ha. Gambia kono ani Gambia bantala bankol. Nko kono ki ya bere to.
kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta même na kodi topoto nin kodi maraw jannam number 1 di nyonta andum fana nata anoda enterprise sotale wala nyindi ko domorol fana kol fana be firale le dadi mani domorol ni fana be teat gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je wo moy o diat apelenta ni wo ka ni lafta nyelen kendol e bina yalo bu kanyi la ko la baraka ba yalo ndel ciosano lo baraka. We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. Innovarex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. Innovarex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve.